tey nag ñi ñëwoon fi nga xamante ne si moom moo di centre inclusif bu Louga ñëw fekk fa waa Altier du Nord ñoom ñi nga xamante ne si ñi ngi fa doon amal seen validation liste yi nga xamante ni si ñoom ñoo yeyoo ndimbal bi nga xamante ne si moom la gouvernement sénégalais joxe pour ñu xeex li nga xamante ne si moom moo di mbas bi di coronavirus. ñu noonu nag bi ñuy ñëwee fekk nañ fa ñun ñu xaw a takk ñu nekkoon di réunion nekk di xool liste yi di ko càmbar di xool kan moo yeyoo am ak ñan ñoo yeyoowul am ci ndimbal li nga xamante ne si ñii di nguuru Sénégal joxe nañ ko. ci noonu nag nit ñi nga xamante ne si fekk nañ leen fa ñu jóge ñoom ci ay pàcc yu bari lañ jóge ci askan bi ñëw teewal fa ñi nga xamante ne si ñoom ñoo leen mandaté pour liste yi am li nga xamante ne si moom moo di transparence lépp daal di leer lépp daal di jaar yoon. ki nga xamante ne si nag moom la commune Louga indi pour mu teewal leen fa muy monsieur le maire Arké Sylla moom muy expliquer di wax nan la commission bi di demee ak ndimbal li ñan ñoo ci war a jot ñan ñoo ko yeeyoo. dañuy comme dañu bindikee ñoom da leen a jox 350 ménages yu ñu war a joxe fii jox leen aussi ñoo xam dana bokk ci RNU bi mooy registre national unique muy ñi am bourse familiale mais également ñi nga xam ne dañu am carte d'égalité des chances mu ñooñu lanu ni dañ leen di jox ñooñu à part la mais maintenant ci 350 yooyu nga xam ne dañ leen ko jox ñoom dañ ko diviser par secteur bu nañu jox ko 35 ménages président secteur bi dafa ànd ak ay membres am ñëw nii suñu liste kat 35 yi la suñu waa koñ jël ñu jox leen ko buñ ko waxee ñëpp ñu def à tour de table ñu ne léegi est-ce que exemple Saliou Guèye mii mérité nañu jox ko don bi bu nee waaw ñu bind bu nee Matar mii est-ce que mérité na ko ñu ne déedéet Matar mii kat gis nañ ni am na Demba bu nekk sa koñ ba bu moo gën a yellool ñu baare Matar bind Demba def ko benn par benn am jeex au moins suñu pare ñun ñi nga xam ñoo ko fekkoon dana mën a seede ni ñii kat li ñu def kat jaar na yoon loolu mooy liggéey yëpp li nga xam moom la def mooy ñu egsi valider ciblage bi nga xam ne nii def nañ ko au niveau des secteurs pour indi ko si au niveau de quartier bu ma jël maintenant liste bi déposer ko au niveau de la mairie. waaw très bien léegi dañuy laaj maanaam comité bi nan la demee est-ce que yéen ñi nga xamee ni yéen a nekk ci nguur gi rek yéen a ko gérer wala am na yeneen ñoo xamee ni si nekk nañ secteur privé ñoo am si yéen a koy bokk ak ñoom. bi nga xam ne nii chef de l'État da koo dénk maire yi ñun suñu bras droit ci askan bi mooy les conseils de quartier. ñu ne conseil de quartier ba kat moom la ñuy dem pour jox ko pour ñu séddale ko waaye comité bi nga xam moo amoon au niveau départemental am au niveau communal lañ bëgg a jël lu mu xaw a mel noonu yóbbu ko ci au niveau des quartiers muy le comité sera dirigé par le délégué de quartier fii muy Mamadou Sy ñi siy bokk mooy imam bi parce que imam bu koñ bi bu amee problème nit ñi mën nañ ko gis sans ñu gis keneen parce que dana am tuuti sutura ñu jël également ki fi teewal jàngu bi muy curé bi jël directeur école yi nga xam ñoom ñoo fi nekk parce que parfois dana xam parent bi am na wala amul muy bu privé bi ak bu mën doon jël aussi jeunesse bi ki nga xam moo fi teewal jeunesse bi fii nag ñu am chance fekk fi Gora Touré bi nga xam mooy président conseil communal de la jeunesse ñu jël aussi ICP bi bu dee am na fi koo xam ne nii mi ngi nekk fii te jàpp naa am na fi mooy ki nekk hôpital Kopa jël également ki fi toogal jeune femmes yi mooy regroupement kii ki lañ fi toogal jël ki fi toogal aîné yi jël également waa ASC yi ak toute personne ressource boo xam ne nii dafa nekk ci koñ bi ñoom ñu yaakaar ne war a mën a jàpp ci liggéey bi mais également les partis politiques yi nga xam ne ñoo doon concourir ak équipe bi fi nekk ci élection yi ñu génn muy élection municipale yi kon ñëpp lañ boole nekkul yi fi kenn mais yi fi mboolem yëpp nag plus maintenant les vérificateurs yi nga xam ne ni état moo leen jël ñu ànd di liggéey nag bénévolement fay ñu si kenn ñi fi nekk ñëpp leen moo leen soxal mooy li nga xam ne ni président joxe na ko mu mën a àgg ci askan bi loolu moo fu leen fi bàyyi te gis ma si ñoom kenn koo xam ne ni tànn ba fam wala boog mu am lu mu soxla mais solo si lépp mooy ñu fexe ba koo xam ne ni yaa ko waroon jàppale mu nekk fi nga ngeen jàppale ko ba mu mën a àgg. très bien maanaam ci 350 ménages yooyu nga wax est-ce que ñëpp dinañ am. waaw ñëpp danañ am ba sax ñu yokk ci quartier bi comme dafa fekk quartier boo xam ne nii dafa ànd ak périphérique bi ñu ni tous les quartiers yoo xam ne dañu am ñu fa doole ko war ku mel ne Kër Sëñ Louga Sud Médina Garage Kër Sëñ Louga Est Touba Seras Altier Nord Médina Salam Sanc ba Nord Médina Salam
Montagne Nord CMT extension 5 quartiers yooyu ñu dañ leen dolli kenn ku ne 16 parce que boo jëlee 3267 ménages yi nga xam moo composé leen jox Louga boo ko divisé par 91 secteurs yi nga xam moom moo composé quartiers yi da lay jox secteur bu ne 35 ménages mu des 82 bi mu desee 82 ñu jël 5 quartiers divisé ko par 80 si 80 yi mu jox quartier bu ne 16 kon Altieri Sud bi nga xam ne nii Altieri Nord bi nekk ni nga xam dafa am 10 secteurs day am 366 mooy 366 li ko indi mooy 10 multiplié par 35 muy 350 plus 16 mu des 2 ñu jox ko ancienne route noonu la ko doxee ba kenn ku ne nga mën a am lépp ba pare mu am équité am transparence am lépp loo xam ne ni moom moo baax ci bonne gouvernance. waaw monsieur Mor Sylla. waaw famille bu nekk ñaata lay am. waa kit bi mi ngi toll ci ménage bu ne dafay am mooy njël li ñuy wax njël fii parce que kër mën nga fa dugg mu am juróomi njël ba pare ñu bokk benn kër nga dugg ci famille bi jox juróomi njël yëpp parce que dañ koo soxla ci boobaa day am ñaari saako ceeb yu 50 kilos muy 100 kilos am 10 kilos sucre am 10 litres diwlin am 10 kilos pâte vermicelle ou macaroni mais également mu am fukki saabu ak juróom-ñett loolu la ñuy am jóg. kii di Moustapha Seck moom teewoon ci ndaje bi teew fa en tant que responsable secteur numéro 1 di ñu wax ci transparence bi ak ñoom nan lañu formé li nga xamante ne si moom moo di kuréel bi di wax tamit askan bi lan lay xaar ci ndimbal loolu nga xamante ni si mi ngi jóge ci gouvernement bi war a yegg ci ñi nga xamante ne si ñoom ñoo ko yeyoo ci askan bi. ñu ñëw fi tey en tant que responsable secteur numéro 1 nga xam ni moom laa jiite ñu ñëw tamit fekk ci fi ak collège yu quartier bi nga xam ne ñuy gërëm ki nekk si bopp bi di le président Mamadou Sy ñu koy ziar bu baax a baax mais ñu ñëw tamit fekk fi tamit le comité de ciblage bi nga xam ne nii ñoom lañ tànn pour ñu xool saytu bu baax ñi nga xam ne nii ñoom lañ war a jox ndimbal gi ba xam ñooñu mérité nañ ko wala mérité wuñ ko wala ñi nga xam ne nii ñoom la ñu jox ndimbal gi am na ay doublon wala amul ay doublon ñu saytu ko bu baax. Altieri Nord dafa am ginnaaw yaatu am na lu mat 10 secteur bu nekk am ñu nekk ca bopp ba ñooñu tamit comité de ciblage bi demoon na fa ànd ak conseil de quartier yi nga xam ñoo nekk ca secteur ba ñu tànnoon tey nag ñun leen ñu indi fii jébbal ci kayit yi ñu xool comme ñun ñëpp ñoo bokk dëkk ci quartier bi ñu xool ba xam ni ñu ko defee noonu la wala du noonu mais ñuy sant yàlla bu baax ba nga xam ne bi ñu ko defee duñ ne amul woon ay quelques litiges mais tamit yàlla def ñu def ko ci dans la grande tranquillité ci jàmm ak ci salaam. nit ñi ñoo ngi ci quartier yi di dem di valider di liste yi dem xool foo xam ne nii ba xam rafet na wala rafetul te ñooñu buñ paree tamit dañuy boole lépp kuréel googu tamit am na kuréel gu mag goo xam moo nekk ci kaw buñ àggee foofu tamit ñu valider après tamit bu ko defee kuréel gu mag gi tamit ànd ak le préfet tamit ñu jéem a xool jàpp ban bis la ñuy jël pour séddale ko mais xam nañ du yàgg parce que ndimbal li nit ñi soxla nañ ko te yàkkamti nañ ko loolu ci loolu tamit ñuy lance un appel au préfet ni ko lu mu gën a gaaw rek xeeb nañ ko fi mu toll mënatul a xaar parce que gis ngeen mbas mi nga xam ne nii moo waral ndimbal li nga xam ne président joxe ko muy ndimbalu am solo nekk ndimbalu am solo nit ñi xeebuñu ko parce que fatt na lu bari parce que 100 kilos ceeb bu la ko joxee teg ci 10 litres diw 10 kilos suukar 10 barres savon 8 ak 10 kilos pâte alimentaire kër gu mu dugg ñoo ngi ñaan yàlla balaa ko nit ñi xéewloo ba mu fiy jeex yàlla na fi mbas mi jóge parce que nit li muy dundee moom du may lan moo ko koy jox mooy jug di ko liggéey pour am ko. soxna si moom di Bintu Diop nga xamante ne si moom ci délégation de quartier bi la bokk nekk tamit présidente secteur moom ñu valider listam moom mu ñuy wax nan la jaar ak waa secteur am ba ñu valider seen liste boobu. man ci délégué de quartier bi ci laa bokk présidente commission la présidente tam secteur la secteur 7 man maa ko yore léegi damaa indi woon sama liste pour ñu valider ko. valider nañ ko ndax dama ko ànd ak ay xale yoo xam ni seen loxo dafa set ñu mën a ànd ak mag ñu toog àndandoo liggéey ko macha allah ku mel ne Cheikh Ndiaye ku mel ne Ale Fall ñoom ku mel ne Laurent Mendy ñu bokkandoo toog ak Kumba Bamee toog ñu toog waxtaane ko ak imam bi ak notable yëpp ñu toog waxtaane ko seet ko ba nga xam ne ñii ñu fi bind ñu ko yelloo ko la ñu ko soxla lañ ñu bind leen te ñu def ko ci liste yi bi ñu dikkee tamit macha allah bi ñu ko xoolee validé nañ ko. kii nag nga xamante ni si moom moo di monsieur Mamadou Sy nekk délégué de quartier Altieri Nord
duñu wax comité de discipline bi nga xamante ne si état bi war na koo taxawal ak comité de distribution bi nga xamante ne si ñoom ñooy nekk ñi nga xamante ne si ñoom ñooy jël ndimbal bi di ko teg ci loxo askan bi moom nag ci noonu la leeralaale ci kaw ba ci suuf lépp leer nañ moom monsieur Mamadou Sy doon am entretien ak ki nga xamante ne si moom moo di Ibrahima Sy. sunu daje tey bii daja la pour leeral ndax aide alimentaire bi nga xam ne dafa jóge ci gouvernement bi président Macky Sall initié ko dafa jël en compte ñi nekkoon ci registre unique bi RNU registre national unique kooku moo ci biir registre boobu y a tous les boursiers ak toutes les boursières familiales am na tamit ay handicapés léegi nag bi ñu jëlee ciblage boobu ñu amoon benn marge de 3000 et quelques ñu partagé ko pour yokk quartier yi pour ñu bokk ci ciblage bi ndax ciblage boobu dafa am solo ndax aide alimentaire bu conséquente la ndax lan képp kuñ fi jël dana la dimbalee 100 kilos ceeb dana la dimbalee fukki litre dëwlin dana la dimbalee fukki kilo suukar dana la dimbalee fukki kilo vermicelle ak fukk ak juróom-ñett barre de savon léegi nag ñu séddale ko nag ci goxu Louga yi quartier Louga yi quartier bu nekk ñu yokkal la 350 bénéficiaires 350 bénéficiaires yooyu nag quartier périphérie yi yokkal leen rallonge de 16 am na 4 quartiers yi nga xam ni non seulement am na 350 waaye dina leen yokkaat 16 ndax lan ndax sancaan ya fa nekk tax ñu xam ni foofu ñu ëpp importance ci loolu léegi nag ñun loolu bu amee ñu ñëw ci biir quartier bi woo suñuy président de secteur suñu 10 secteurs yëpp ñu jox leen ndigal ne kenn ku ci nekk na nga wut benn comité de ciblage de secteur comité de ciblage boobu ci biir secteur bi imam ba da cay bokk représentant curé ba da ciy bokk handicapé da ciy bokk troisième âge da ciy bokk mooy les aînés ak ñi nga xam ne ñooy composante ñi secteur bi léegi nag ñoom suñuy tànn du ñuy woo ci seen penc seen côté seen gox ñoo ñëppay toog ndax bëgguñu ëllëg li ñu tànn ñuy wax bi ñu koy tànn yëguñu ko wala xamuñu ko même ASC yi dinañ ci ak APE yi dinañ ci dugg association des parents d'élèves léegi nag suñu fukki secteurs yi ku ci nekk tànn nga bañ koy tànn préfet toftal na ci ñoom ñaari vérificateur ñoom dina ñëw teewee waxtaan wi teewee ciblage bi teewee waxtaan bi ba jël liste boobu mu témboog liste bi nga xam ni waa secteur moom lay bind secteur yi bi ñu bindee nag démb ba samedi lépp la jeexal ñu ne nag bon ñun danaan daje tey ci altine ji pour valider ndax comme mënoon nga am liste ci carte bi indi ko ci validation bi ñu gis ci ki nga xam ne duñ koo fàtte duñ koy changer ndax ñun comité de quartier de ciblage de quartier bi moo autonomie vérifier ak valider yeneen liste yi moo tax tey bi ñëpp liste yëpp ñëwee du ñuy jàpp secteur par secteur di koy liir nit ñi dégg di koy liir nit ñi dégg su fekkente ne am na ki nga xam ni moo gën a yell duñ koy changer purement simplement duñ koy changer purement et simplement changer ko gën a yell travail bu transparent tey nag travail bi tax mu am solo même l'adjoint au maire dafa teew l'imam du quartier teew le représentant du curé teew APE teew conseil communal de la jeunesse teew handicapé yi teew presque on était au nombre de 30 personnes kon tey jii li ñu dogal fii waxtaane ko amul kenn kuy génn ci mbedd mi ne Artillerie Nord de du noo mbuxum wala du noo service camarade wala du ko politique daray politique nekk fi noonu lañ ko jàppee ba mu baax yi am doublon ñu changé ko devant toute l'assistance yi am jiixi jaaxa ñu xool ka ci gën a yàgg ñu changé ko loolu la ñuy wéyal déposé à la préfecture. 350 ménages yooyu nga wax. ñu war koo tuddee les nouveaux bénéficiaires. léegi nag ñooñu nan lañ leen mën a xamee ci koñ bi ñooñu maanaam nan lañ mën a xamee ni
nit ñoon nan la ñuy defee sélection ba xam ni kii bénéficiaire waaw ndax xam nga soo duggee ci roq bi da nga gis dëkkandoo yi bari na fa kenn xamante ne dans le quartier ndax am na ñi nga xam ne tey suñu añee duñu reer wala da ngay gis ñëw ñu jëw seen ñëw ci man di may sollicité am na ñu bari di ñëw ci man délégué ka nangam délégué nangam am ñi nga xam dañuy dem ci imam bi am ñi nga xam dañuy dem ci sëriñ daara bi dafay jooy ñun nag ci yooyu critères yooyu la ñuy basé wu xool selon sa capacité financière selon sa taille de la famille selon sa position au sein du quartier ci li ñu mën a def ciblage bi ndax góor moom du dem mukk ne li aw ma dara yow yaay mën a def sa sondage rek ba mën a découvrir di nga xam ni am nañu kersa sax wax la ne bëgg nañu ca mënuñu koo am. waaw kon ñoo ko déggandoo waaye dañoo li ñu jaaxal mooy kañ la ngeen di commencé li nga xam ni mooy distribution aide alimentaire yi nga xamee ni monsieur le président de la république bëgg na koo jox askan bi. waaw kañ bi nag ça dépend ci liste yi rek comme que ñun tey la dernière validation xëy na demee la su ñëpp validé nag ñu teg ko ci loxo préfet préfet teg ko ci loxo gouverneur nag mën a xool ñu def benn commission nationale la am na commission de distribution bu ñuy war a taxawal man mi ca laa bokk su boobaa nag quartier bu nekk ñu programme la tel jour quartier sangam tel jour quartier sangam su boobaa nag ci la ñu mën officialiser date bi mais pour le moment nous sommes en train de collecter toutes les fiches de validation pour mën ko jébbal préfet nag am na benn comité de distribution bu mu war a taxawal ñun nag suñ taxawalee comité de distribution boobu nag ci li ñuy étaler date yi nag ku nekk ñu wax la kañ ngay war a distribuer. waaw tey kon yéen a ko gisandoo ñu ngi woon fii ci centre inclusif bu Altieri Nord ñu ngi defoonoon benn entretien ak monsieur Mamadou Sy bi nga xamee ni moom mooy le président dégg nga des délégués de quartier de la commune de Louga kon Sen Média TV mi ngi lay gërëm di la sant ci leeral bi nga leeral askan bi. jërëjëf.